juróom-ñeenteel ba mooy pas-pas ngëm gu wér ci li nga xam ne wax nañ ko ci tariqa bi liñ ci wax su fekkee gëmoo ko même boo ko jëlee du la jëriñ dara. bokk na ci gëm gi ngay gëm ne wird bi boo ko jëlee di ko def ni nga ko war a defee di nga dugg aljanna sa papa sa yaay say soxna say sët tabaarakallaahu li fekk ñoom nekkuñu ñoo xam ne dañoo bañ Mawlana Cheikh radiyallahu anhu. kon juróom-ñeenteel ba mooy al-i'tiqaadu pas-pas bu wér. 9e condition, croire profondément que celui qui pratique régulièrement le wird ira au paradis, de même que son père, sa mère, ses épouses et ses proches, à condition que ces derniers ne prennent pas le cheikh en aversion. fukkeel ba tabarakallah mooy bañ a contre cheikh, bañ di ko critiquer wala di critiquer ay waxam. kon assalaamatu mucci minal intiqaadi ci contre. 10e condition, s'abstenir de toute critique à l'endroit du cheikh. fukkeel ba ak benn mooy kii jël wird bi ni mi ngi ci wird bi na fekk am na ndigal doo togg mu neex rek nga ne ma day wirdu tijaan neex na ma tàmbalee wird déedéet da ngay dem ñu jox la ko. waaw kon kaw nu tilmiisi nekkuk taalibi bi mazunan di ku ñu may ndigal la ñel ko fi zikri ci sikkar booba bi tal xiinin ci ndigal loo xam ne saxiixin lu wér la. 11e condition, avoir l'autorisation d'une personne habilitée à donner le wird. fukkeel ba ak ñaar mooy dem ca mbooloo ma di wasifa, dem ci mbooloo ma di sikkar ngoonu ajuma su fekkente ni nag am na fa ay mbokk te tabarakallahu am nañu sécurité gu doy. kon al-ijtimaa'u dajaloo lil wazifati ngir wazifa wa zikril haylalati ak tudd baat bu sell ba laa ilaha illa allah baada asril jumuati ginnaaw takkusaanu ajjuma. 12e condition, faire la wazifa et la hadara du vendredi en groupe. fukkeel baak ñett mooy jawharatul kamal doo ko mën a jàng lu dul fekk nga ànd ak laabu ndox nga jàpp baa nga sangu, waaye ku am ngànt ci loola doo mën a jàng jawharatul kamal. kon fukkeel baak ñett an la tuqraa mooy ñu bañ a jàng jawharatul kamal illa bi taharatil maiyati lu dul tabarakallahu ci laabu ndox. 13e condition, ne réciter le jawharatul kamal qu'avec une purification à l'eau. Celui-ci ne se récite pas sur une monture ou sur un bateau. Celui qui fait le tayammum ou celui qui ne s'est pas lavé à l'eau après ses besoins ou qui a une impureté sur son corps ou ses habits dont il ne peut pas se débarrasser remplace la jawhara par 20 salatul fatihi dans la wazifa. kon jawhara dañ koy jàng ci laabug ndox, mais également kenn du ko jàng ci kaw waruwaay wala ci benn bateau. kon ku tiim wala ku amee sobe te sangoogul wala ku takk sobe ci ay yërëm te mënu koo summi buy wazifa dafay bàyyi jawhara te remplacer ko 20 salatul fatihi. 14e condition mooy boo xasee ba jël wirdi bi nag doo daggante ak mbokk jullit ñi, doo daggante ak benn mbindeef di xuloog moom di wañante ginnaaw déedéet, rawatina say mbokku taalibe nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. bokk daayira di xuloo wanante ginnaaw, bokk benn xadara di xuloo tibbante ay tànk saagante fii li xew ci réseaux sociaux yi, bokk benn tariqa suñu ay kur wuute rek tax ñuy saagante, loola de ku ko def yaa génnee sa bopp ci tariqa bi. waaw kon adamu wuquu'il muqaataati ñàkk amuk daggante baynahu digganteem wa bayna jamiil xalqi ak diggante mboolem mbindeef yi. waaw
wala siyama rawatina baynahu digganteem moom wa bayna ixwaanihi fi tariqa ak diggante ñu mbokkal tariqa bi. 14e condition, ne pas rompre les liens avec ses frères en islam de manière générale ni avec ses frères dans la tariqa en particulier. fukkeel ba ak juróom, adamu tahaawuni bil wirdi ka ta'xirihi an waqtihi min gayri uzrin, mooy wirdi bi doo ko doyadal te mooy def ko loo xam daal da nga koy oyofal niki heure bu la neex rek ngay wird yow xoola ci waxtu bi ak waxtu wële, wala bu la neexee toog ay fan doo wird teg ko rek ci sa ñàkkal fayda wird bi, loola itam ku ko def yaa génnee sa bopp ci tariqa bi. kon adamu tahaawuni ñàkk doyadal bil wird ci wird bi ka ta'xiirihi ni ko di ko yéexe an waqtihi wala si waxtoom min gayri uzrin ci dul benn ngant. 15e condition, éviter la négligence du wird comme le retard des siyama. fukkeel ba ak juróom benn mooy bul jéem a joxe dara ci tariqa bi te amoo ci ndigal, te loolu cheikh nen ku koy def boo deful nank mu am deegu ñaaw. waaw adamu tasadduri ñàkk ak sampu lil i'taa ngir joxe wird min gayri iznin ci lu dul ndigal saxiixin bu wér bi i'taa ci joxe. 16e condition, ne jamais s'aventurer à transmettre le wird sans en avoir l'autorisation. fukkeel ba ak juróom-ñaar mooy wormaal képp koo xam ne dafa askano ci cheikh, kuñ ne la kii ab shérif la sëtug cheikh la, wormaal ko. waaw ixtiraamu kulli man, wormaal képp koo xam ne kaana nekk na muntasiban di askanoo ila cheikh radiyallahu taala anhu. 17e condition, avoir de la déférence pour toute personne affiliée au grand cheikh radiyallahu anhu. fukkeel ba ak juróom-ñett mooy foo toll del am laabug yaram ak laabug malaan, del sol yére yu laab sa yaram nay laab. waaw at-taharatul badaniyatu laabug yaram, wa thawbiya ak laabug malaan in amkanat bu fekkee jàppandina. waaw 18e condition, avoir une pureté corporelle et vestimentaire. fukk ba ak juróom ñeent mooy fexe ba bërëb bi ngay toog di jàng say wird na laab. taharatul makaani laabug bërëb. 19e condition, pureté du lieu où l'on accomplit le wird. Celui-ci doit pouvoir contenir au moins 6 personnes. fi ngay wasifa lu mu gàtt gàtt na nekk bërëb bu yaatu boo xam ne juróom benn nit xëñ nañ fa. ñaar fukkeelu condition ba mooy booy wird da ngay toog jàkkaarloo xibla, lu dul ngay tukki wala nga nekk ci wasifa mbooloo, moom foo jublu baax na. aljulusu toog, wastiqbaalul xiblati ak jublu xibla illa li safarin, lu dul ngir voyage tukki, walaw qariban jiddan donte tukki bu jege la sax nag, aw kaana wala mu nekk fi jamaatin ci mbooloo. 20e condition, se mettre en direction de la qibla sauf en cas de voyage aussi court qu'il soit ou pendant le wasifa en groupe. ñaar fukkeel ba ak benn mooy booy wird bul wax. waaw adamul kalaami ñàkk wax illa li daruratin, lu dul ngir loru. ne jamais parler au moment du wird sauf en cas de nécessité absolue. yii nag mooy yi nga xam ne tabaarakallah ñooy condition générale yi nga xam ne ñëpp lañ ko imposer. mu des nag ñaari condition yoo xam ne ku ko mën rek lañ ko sant tabaarakallah, te mooy yi njàngoon keroog, mooy booy wird ngay teewlu melokaan ak sab sëriñ tabaarakallah di tëbbu ci moom, wala sax ngay teewlu melokaanu alayhi salaatu wasalaam. kon liman qadara istixdaaru suuratil qudwati, ku ko mën teewlu melokaanuk Seydina Cheikh ci kanamam, bayna yadayhi ci kanamam, min awwali zikri ila axirihi, la ko tàmbale ci njëlbeenu sikkar ba fu mu jeexee. wa yastamidu minhu muy tëbbu ca moom. waaw
waaye wa aadamu min dhalika wa arfa li gën a kawe te gën a màgg loolu wa akmal li gën a mat wa anfa li ëpp njëriñ istixdaaruhu mooy muy teewlu suratal Mustafa melakaanu sang bi tëdd bi sallallahu alayhi wa sallam loolu romboon nañ ko. 22e condition, avoir une concentration qui permet la représentation de l'image du prophète alayhi salam. Il ne s'agit nullement d'imaginer les traits physiques du prophète alayhi salam, mais d'imiter ses qualités, comme Dieu l'a dit dans le Coran. En effet, vous avez dans le messager de Dieu un bon modèle pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. ولكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ñaar fukkal ba ak ñett nag mooy boo ko mënee sooy sikkar baat yi ngay wax seeni signification nga di ko teewlu. istixdaaru maani alfaaz zikri teewlu maanaa baati sikkar ya in kaana laka qudra ala fahmiha bu fekkee am nga kàttan ci mën koo comprendre. Donc 23e condition, avoir une présence d'esprit qui permet la méditation sur les sens des paroles du wird qu'on accomplit. أماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الإمام الطيب وصلى الله وسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه.